nañ leen daal di teg loxo ba ñu si bëri lu ñu jotoon encaissé enquêteurs yi jot nañu ko daal di révéler waaye tamit di si tudd ay entreprises yu bëri mu nekk scandale bu tollu ci 7,863 milliards fële ca trésor public. xam nga trésor public. lii it beneen mbir la. alma big boobu. beneen mbir la parce que à chaque fois man doo comprendre. chaque jour on se réveille quand on dort on se réveille y a de nouveaux dossiers. démb commencé nañu lii wax ne trésor public dañu fa sàcc. ñetti nit waxoon naa leen seeni tur. benn bi transitaire benn bi commerçante beneen bi defe naa ne agent wu trésor. ñu jël loolee nga xamante ne moom moo di ay chèques yi toll na ci ñett blocu chèques yi bu ci ne def na 50. ñu jël ko di ci def seen bambulaa. di ci def seeni yëf waaye nag fu mu mujjee ndekete xaalis bi. alaaj ay transitaire ñooy jël chèques yi. di ko fayee ñoom seeni frais de douane dégg nga ma. xaalis ba la ñuy jël xam naa xaatim chèque ba mu civilisé. dem jox ko ñu jox leen ñu ne seeni frais de douane. la ñuy fayee xaalis bi te ñoom moomuñu xaalis bi. looloo xew foofu ca trésor la. léegi nag xaalis bi da ngay dégg jël leen seen temps nag dossier bu xaw a yaatu la. alaaj mooy li ma leen waxoon démb mooy ñetti chèques yi. ñu ne dans ce lot des chèques ont été tirés pour un préjudice de 7,863 milliards 7,863 millions de francs CFA subis par l'État. yaa ngi dégg ñu ne 150 chèques répartis en 3 carnets des séries. centre comptable des armées cellule antiterroriste et entretien des détenus de Dakar chèques yi. fukk yooyu la woon. chèques yi noonu la ñu tudd. benn bi centre comptable des armées cellule antiterroriste. entretien des détenus de Dakar bu ko defee xaalis ba di génn. ñoom ñuy jël di ci def seen bambula te xaalis ba di jógee trésor public te ñu sàcc chèques yi foofu la ca trésor public. xam nga lii ak bu yabaate la. wallaahi. démb Marie Khone Faye ma nga fële ñu naan dañuy lijjanti mbirum abri provisoire. alaaji corruption réew mu mu am wala blanchissement d'argent réew mu mu am réew ma du développé. kenn mënu ci lenn parce que bu ñu toogee 64 ans ñu ñuy wax mbirum abri provisoire. ñu toog nangam ak nangam yi gën a rudimentaire yi gën a élémentaire. ñun mataluñu ko. mbay mi baaxul càmm gi baaxul napp gi baaxul. paj mi baaxul. Sénégal boo fi feebaree da ngay dee. parce que boo amul les moyens de te soigner doo faju. wallaahi. léegi nag nit ñaa ngay dem trésor public ñoom. ñooñee nga xamante ne ñoom ñoo ñuy romb. yorub 4x4 ku ci am sa 4x4 yéene naa la ko. waaye am na ñoo xam ne dañuy yorub 4x4 yorub costume. takkub cravate yorub dàll. romb la nga ñee leen te fekk ak ay sàcc yu mag yoo xamante ne lañ. bu ñu tëddee du ñu nelaw. wallaahi. ñun la ñuy teg diil di jéem ñoo nangam te fekk ci alalu askan wi la ñuy jël. di ci bambulaa ak a noos. waaye dinañu xam ne lépp dëgg la. alaaj ñu ne les chèques en question ont été dérobés au bureau. guichet et compte dépôt. foofu la ñu sàccee chèques yi. ñu ne certains ont fini entre les mains. de transitaires qui les ont utilisés pour payer des droits de douane. chèques ya ay transitaires daal la ñu ko mujj jox. ñu jël ko ñoom chèques yi ñoom di fay ay droits de douane daal ñoom di génnee seeni woto ñoom. waaw xaalis ba di jógee trésor public ñoom daal ñuy transité loo ñoom xaalis ba. di génnee seeni ay woto ñoom. di ay droits de douane lañ doon fayee xaalis trésor public te ñu sàcc chèques yi. yebaati. alaaji ba tey. ñu ne les transitaires déposaient les chèques en cause à la perception de Dakar Port. bu ñu xaatimee chèque bi ba pare. perception bu Dakar Port la ñuy dem déposer chèque bi contre les quittances pour dédouanement. boo déposer chèque bi ñu jox la sa quittance. ñu ne chaque 10 jours la perception de Dakar Port envoie à la recette générale du Trésor les différents chèques reçus dans sa comptabilité.
10 jours bu jot perception bu 10 jours bu jot perception bu Dakar Port dañuy yónnee chèque yi nga xamante ne ñoom la ñu jot. waaye ñoom day fekk joxe nañ chèque yi ba pare. ñoom ñu jox leen seen quittance de dédouanement. léegi ñu ne par la suite les chèques sont transmis. suivant bordereau au payeur général qui est le comptable assignataire. bu chèque yi ñëwee ñu ne ko chèque bi daal fee la ñu jógee Dakar Port. foofu la jógee perception léegi. xaalis bi ngeen ñu war a fay te fekk na chèque yu ñu sàcc la. jox ko ak nit mu xaatim ko am fitam yor nga di maami fitam dem déposer ko ñu jox ko quittance am te fekk chèque ba dañu koo sàcc. trésor public. xaalis ba war a jógee trésor public ñu jël xaalis ba war koo dédouaner ñoom. trésor li fa xew dara gaaw na. xam nga mais tamit alaaji xam nga ne ñu ne le payeur général n'a jamais reçu les chèques incriminé dégg nga ma ñu ne au payeur général qui est le comptable assignataire ñu ne or le payeur général n'a jamais reçu les chèques incriminés. Ce système dans lequel le payeur général était tenu hors circuit a permis aux transitaires en cause de se sucer sans état d'âme. Sans état d'âme. ñu ne à preuve la société de transit Portal a ainsi payé les droits de douane de 557 millions 312 millions de francs avec un des chèques dérobés chèques yu ñu sàcc kii nga xamante ne moom moo di société bii société de transit bi tudd Portal moom si chèques ya ñu sàcc moom fayee na ci 557,312 millions 537,312 millions ci sunu xaalis ñu ne boobu issu de la série comptable des armées ñu ne keneen un autre chèque de 682 millions 682,352 millions de francs CFA. ñu ne issu de la même série moom moo nekk série comptable des armées. a servi la même chose à la société de transit Midwestern. moom it jël na ci chèque boo xamante ne fayee ci ay droits de douane am. ci xaalisu trésor public ci chèque yi ñu sàcc lu toll ci 682,352 millions. Très bien. Alaaji Touba Darou Salam transit c'est tapé le gros lot boobu moom mooy. daj dëpp gi mooy daj dëpp gi. Touba Darou Salam transit. ñu ne la société de transit a été bénéficiaire de chèques du trésor issus de la série cellule antiterroriste xam nga foofu moom normalement gafaga gu duun la. et comptable des armées pour des montants respectifs de 688 millions 688,235 millions et alaaji dégluwaatal ba tey. ci même société bi. Touba moo nekk Touba Daaru Salam Transit. benn chèque boo xamante ne 688,235 millions de francs CFA la. beneen chèque boo xamante ne. 712,587 millions de francs CFA. beneen chèque boo xamante ne 687,304 millions de francs CFA. beneen chèque bi 646,357 millions de francs CFA ak beneen chèque bi mu ngi 352,610 millions de francs CFA. lii yëpp si trésor la benn société trésor te société bii moo ko doon fayee ay droits de douane am. société baa ngi tudd Touba Darou Salam Transit. beneen société tamit Madina Transit. ñu ne a utilisé des chèques du centre comptable des armées et de la cellule antiterroriste déglul alaaji ñu ne chèque bi nga xamante ne Madina Transit mi 677,850 millions de francs CFA. beneen chèque bi 689,850 millions. beneen chèque bi 482,918 millions. alaaji ñaani transit daa mel ni Karim a ngi raag ak gendarme yi daa mel ni. Karim lu ko xiir ci loolu. non damaa xam Moustapha Lodé moo ma ko wax man gisuma ko ñaani transit. alaaji ñu ne à lui capté un chèque de 574,643 millions. de francs CFA issus de la série centre comptable des armées. ñu ne interrogé par la DIC.
tous les responsables de ces sociétés de transit ont reconnu avoir payé après remise des chèques frauduleux des commissions en espèces qui variaient entre 10 et 12% des montants visés. ba ñu leen laajee daal ñoom ñii nga xamante ne ñoom ñoo doon nangam ñoom daal xam naa léegi. montant yi bu ñu xasee ba jël ko fële ca trésor dañuy jël 10% yi ñoom fay ko peut-être ka leen jox chèque bi moom moo nekk noonu. ñoom daal ay 10% wala 12%. mooy neexal mooy weexal gi. mooy weexal gi daal. moo nekk ni ñaani transit 574,643 millions. léegi déglu ñu ne interrogé par la DIC tous les responsables de ces sociétés de transit ont reconnu avoir payé après remise des chèques frauduleux. Avoir payé après remise des chèques frauduleux. Des commissions en espèces qui variaient entre 10 et 12% des montants visés. Certains ont cité Mansour Kane. Mooy agent trésor bi ñu waxoon démb. L'agent du trésor écroué depuis courant octobre 2024 et d'autres mystérieusement intermédiaire, une affaire à suivre. Alaaji ñoom daal ñoom nee nañu peut-être Mansour Kane moo leen doon jox chèque yooyu léegi ñoom daal comme ay société la ñu yor bu ñu jëlee chèque yooyu daal nangam ci waaj a encaissé moom 10 wala 12% moo ngi noonu looloo xew ca trésor en tout cas daal l'essentiel xam leen na xaalis bi toll na ci la ñu fa sàcc toll na ci 7,863 milliards presque 8 milliards doxala loolu daa bëri sax Momo. oui Momo yow noo jàngatee li xew trésor trésor public. dóor nañ gars yi kay moom dañ leen doon dégg suñu xaalis ñu si noos quoi ay dara ça va xam nga réew mi moom li may wax démb ne yàlla moo ñu dimbali rek waaye li fi amoon moom kenn xamul lan la parce que chèque trésor boo koy simplal rek da nga naan mooy chèque boo xam ne état bu la waree jox xaalis dana maanaam moom lépp lu jëm ci ay jokkalante xaalis ñee moom dañuy bind rek waaye bu ñu bindee trésor ngay dem moom mooy chargé wu ci fay bu doon marché la état moom du xobet comme nga dem ci ministre mu yëkkati xaalis naa la nangam lañ lay fay déedéet dañoo jël seen xaalis yëpp dénk ko trésor benn pàcc la ci ministère des finances suñ la waree fay ne la demal te ñoo yore suñu xaalis ñu fay la bindal la chèque buy wane ne ñun ñoo digle ne kii na dem ñu fay ko waaw loolu nag bu ay di demee ba mënu cee njublang ba di jël ay chèque trésor di retirer xaalis ci loo xam ne teguwul ci yoon dafay mujj doy waar rawatina bu ñuy tudd ay transitaires yu doon jot ay commission diggante 10 ak 12%. lu toll ci 150 chèques yu ñu répartir en 3 carnets de série saa bari na parce que ay série lañ koy def benn série bu ñu tuddee cellule antiterroriste lii tur bi rek boo xoolee war nga koo ragal a jël cellule antiterroriste beneen bi entretien des détenus de Dakar ñu sàcc ko au trésor ci biir loo bi otam mu am ay chèques yoo xam ne dañu ko tiré mu toll ci préjudice global bu 7,863 milliards de francs CFA saa réew mi la ilaha illallah journal bi di leeral ba tey que chèques yi dañu ko dérobé ci bureau bu ñuy wax guichet et compte dépôt lii da ngay gën di dugg ci détail sax sa xol bi di tàng te du ko jar te tey àjjuma la bis bi dafa diis moo tax ñu bëgg nañ ko pousse ba lundi doy na waar lii mais lii li muy dëggal rek mooy caxatee gi ñu doon caxatee alalul réew mi le président Bassirou Diomaye Faye bi mu toogee ci premier jotaay bi mu njëkk a def ak presse bi dafa wax ne ñun bi ñuy nekk opposition gisoon nañ ne réew mi ñu ko doon foowee ñu ko doon caxatee waaye bi ñu accès ci nguur ba toog la ñu gis dafa gën a doy waar la ñu xalaatoon
mooy xalaat nañ ne ñii kat ñu ngi foowee réew mi waaye bañ demee ba ñëw ba tiim mbir yi ba càmbaral ko gisal suñu bopp dañoo gis ne lii. dañ ko foogee woon sax li ñu gis moo gën a doy waar. rapport Cour des comptes génn gën koo dëggal. maa ngi fàttaliku au temps bi laataa rapport Cour des comptes di génn. ñu ne woy lan moo tax gouvernement bi di génn di wax naan nangam ak nangam am na alors que. loolu Cour des comptes moo ko waroon a wax. démb rek maa ngi seetaan koo xam ne dafa toog si plateau naan woy li ñuy wax nii teguñu ko fenn la moo tax ñuy njëkkantee Cour des comptes nañu xaar ba Cour des comptes wax ba pare. ñëpp loolu lañ doon wax nañu xaar Cour des comptes Cour des comptes moo war a wax loolu nekkul ñoom ñoo ko war a wax. Cour des comptes ñëw wax ñu ne ko déedéet Cour des comptes li nga wax. am sax ñu am fitu dem taxaw ne Cour des comptes li mu def commande politique la donc nañu leen traité comme li ñu jëfee rek. amul leneen. mooy dañu leen traité noonu da ngeen a def lu leen neex. dañoon def liggéeyam lu ñu mën a nangu ci xaalis bi nangu ko. et que lii ay daan yi ñu war a teg ci seen kaw ñu teg ko ci seen kaw. nit yoo xam ne askanu Sénégal seen koppar yow da ngay xool nooy def ba mën a njublang ba am loo ci jël. jël ko def seen i moomeelu bopp bari na ñoo xam ne tey ñu ngi leen doon tudd ba pare au Sénégal boo fi bul xam kenn xamul noo ko amee amal as tuut rek ci saa si da ngaa baax. gars yi ñu bëri dañ leen doon tàgg ñuy doo suñu xaalis rek ñoom lu leen tàgg. ñoo baax saa yi dañ si dëkk bi def lu leen neex et puis façon bi d'ailleurs loolu seetlu naa ne changé na bu baax. mooy façon bi ñu doon xoolee homme politique. da nga doon gis koo xam ne ñu bëri ñuy jàpp si ay dossier Covid ak ñeneen ak ñeneen. suñ leen doon tàgg dañ naan diw il est très social. day sax dafa baax diw dafa baax dafa social. waaye dina social kay jàpp suñu xaalis bi di dóor doo social. day joxe rek. day joxe rek kii saa waay wala nga ki nit ne la non diw ak a tàlli. façon yooyu rek ñu ngi doon dégg ay akatali ay defa social da doon def nangam ak nangam. xaw nañ ñoo rey si biir dëkk bi waaw donc justice daal. et il faut reconnaître quand même que wax dëgg yàlla nag. muy division des investigations criminelles ñu ngi def liggéey bu am solo ci mbir yi. parce que am na loo xamante ne ñu ngi si voie bi. mooy ñu ngi mën di démanteler ay actes yu am ay faits. lenn li dañuy sukkandiku ci rapport Cour des comptes ba nga xam ne ni ko le procureur waxee woon dinañ ko exploiter. rapport bi la ñuy jël toj ko exploiter ko. lépp luñ gis ci lu xew si biir rapport bi dinañu wër ji lii ki ka def kan la. responsabilité mu amoon enquête et enquête da nga gis boobaak léegi day gën a évoluer. mooy daam sàcc goo xam ne du sax sàcc mooy def énergie bu bëri. mais da ngay fexe ba. naa jël rek comme ni ñu ko doon defee jamono boobu donc après loolu du naqaree gis. mooy enquête bi buñ ci soreegul sax day c'est-à-dire dafay leer ni diw moom moo def nangam ak nangam. donc loolu nag muy lu doy waar et puis suñu xaalisu réew daal dañ koo dénkaane woon foo xam ne gars yi lu leen neex lañ doon def. waaye nag réew mi. en général moo doon dox ci jubadi. à l'image des dirigeants yi ko dénk. parce que kuñ dénk réew ku ne yaay def ni réew mi ni muy doxee. yaay choisir mu jub. nga ñëw indi naan woy jubal ci la ñuy def. wala nga choisir dëng ñëpp ñëw ànd dëng sa ginnaaw say ministre dëng wala say DG dëng ku si nekk di def ay scandale am nga leen di couvrir alhamdulilah ba tey peuple sénégalais jëlee na parce que li leen fi jógee li leen fi jëlee choix wu peuple sénégalais la peuple sénégalais moo jël choix am. ne doyal na si ñooñu yoroon réew mi ndax caxatee nga doon caxatee réew mi nga xool ci suufu réew mi. ñu dagg di jaay. alalu réew mi. détournement yi mel ni tulleeg màlle. sunu direction yi foo dem. détournement népotisme. kenn xamul. li réew mi daal yàlla daal moo ñu dimbali mais kenn xamul li fi doon dox laal la. donc sant yàlla bu baax. et puis ñu topp seen logique. ba. jëf yooyu nga xam ne ay nit jëf nañ ko ñu teg leen ci yoon. et puis xaalis bi lu mu gën a mën a dugg gën a baax. mooy xaalis bi dafa war di dugg. il faut xaalis di dugg moo tax su ma déggee caution am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañuy kaas woy lu tax ñuy bàyyi ñii d'accord bëgg naa gars yi di jàpp mais man encaissé bi. daf ma intéressé trop sax. waaw encaissé xaalis bi. loolu amal na ma solo trop parce que boo seetloo bu njëkkoon di day lubal alal. kenn du ko laaj fu alal ji jaar xam nga milliard. ku luubal milliard. du xaalis buy seey bu defee 5 ans bu defee 10 ans du xaalis buy seey. kooku mun nga xool topp mu ne la milliard fii laa ko dugal du xaalis booy pasar pasaree mu dem. kooku
soo ko toppee li ngay jëkk a def mooy récupérer xaalis bi bu dee commencé woon na see laal. la ca des nga teg ci loxo. su dee da see jëndoon ay kër parce que xaalis boobu noo koy def. da nga siy jënd ay kër wala. lu mu si defoon xaalis boobu mën nga ko récupérer waat ci kër yooyu. donc da ngay toppaat mbir yooyu. mais le problème mooy da nga doon gis reddition des comptes boo xam ne gars yi xoola topp ñu xaalis bi yow la ñuy topp. c'est-à-dire xaalis bi nga jël duñ ko xool yow si jëmm la ñuy dem jàpp. indil la problème créer la tëj la ci kaso bi bàyyi la foofu. yow xaalis ba duñ jéem a xool sax naka la ñuy def ba jotaat si. wala diw ay caution est-ce que daan nga dégg ay caution si jamono yooyu. daaw ko dégg. donc justice mi ngi def liggéey bu am solo. de l'autre côté douane. ak autorités yu bees yi ci wàllu fiscalité. di def redressement yu am solo. keroog liir naa ñu ne redressement yi génne nañ ci lu toll ci 900 wala 700 et quelques milliards. si jamono bii si at bi ñu dugg nii. te jeexawul parce que gars yi respecté wuñu woon fiscalité bi. xalaatuñ ko sax. respecté wuñu ko woon ku si ne da nga doon def lu la neex ñii da ngay dem le ministre des finances xëy benn bis xaw ma foo jaar ak moom ak loo ko proposé ak lu ngeen waxtaanee waaye daal xëy na bis signal la ne la defal naa la exonération bul fay. loolu yàggoon na si biir réew mi mooy réew mi daal wax dëgg yàlla dafa doon doxee bopp. léegi nag buñ dee ba jubbanti ko ba muy doxee tànk. dañu sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax alors Momo dañuy ñëw ci mbirub CEDEAO ak AES keroog gis nañu visite bu premier ministre Ousmane Sonko defoon fële ci Burkina daanaka ñaari fan nañu si teg ab jéego am entre la CEDEAO ak lii di AES.